instance boo xam ni mën nga ko proposer mu gën a légitime gën a officiel gën a amal njëriñ askan bi. waaw xam nga lu tax bokkuñu ci dialogue national bi parce que bu fekkee da ngay proposer pour defar yow ki nga bëgg a defaral day fekk mu taxaw di la xaar sax wala ngeen ànd mais yow li ngay moom li muy def mu ngi koy def. moom mu ngi continuer attribuer mu ngi continuer def ay mesures. parce que du taxaw mais du taxaw il faut mu gouverner. non mais il faut mu gouverner. il faut mu doxal dafa am moment boo xam ne da ngeen di fent taxaw waaye dajale ay nit ñuy réunion yow nga continuer di jël say décision doo leen laaj seen avis doo leen def dara. nga ñëw yaa ngi def dialogue donc da nga bëgg ñuy dialogue lépp taxaw ñu xaar. waaw waxuma taxawal économie xam nga taxawal économie amul. taxawal économie amul. dañ naan par exemple dañu jël mbay mi. waaw. wala ñu ne sàmm ji Sénégal. nañ ko waxtaanee ba mu dab ñu rek. ñu am solution ñu ne càmmu Sénégal. waaw ñaata lañ ciy dugal lu tax doxul. càmmu Sénégal meew mi am nañu koy tuur parce que mënuñu ko transformer mënuñu ko denc amul benn investissement. waaw ndawal li gis nga nu mu demee. cheptel bi ci boppam sur pied dañuy importer yenn saa yi même période du tabaski. bien sûr gis nga ko. waaw der bi. cuir et peau yi naka lañ koy liggéeyee ba def ay industrie ngaa ya ngi nii di def ay dàll yoo xam ne yi cuir bi day nekk loo xam ne ni dañ koy am di ko liggéey de façon artisanale mais nañu woo naka lañ ciy def ban xaalis lañ ciy def fu ñu koy jëlee ñu d'accord ci ñu ne lii lañ koy defee soo ko defee ci mbéy mi def ko ci napp gi def ko ci tourisme def ko ci artisanat ñun ñu ngi prévoir ci artisanat taxawal office sénégalais de l'artisanat boo xam ne 350 milliards lañ ciy def fonds revolving nga xam ne tailleur yu ndaw yeeg ñi nga xam dañu bëgg jënd machine dañ leen di lebal ñuy tourner di fay ay 10 000 francs par mois mais économie réew da nga koy organiser mais bu fekkee da nga tayal a xalaat économie réew mënoo ko defar. da ngay tourner rek ba sonn. d'accord mais comme yow ni ngay tourner rek ah. parce que aussi ci sa programme dafa mel ni da ngay tourner. te ci sonn nga jëm aussi. parce que boo toogee di rêver plan boo bëgg a def ci artisanat loo bëgg a def ci leneen ak leneen mais fan nga koy defee lu dul di ko xalaat nii rek di ko wax. da ngay jël nguur gi pour def ko attention ñun. pouvoir jël nguur gi parce que ñun dañu bëgg Sénégalais yi d'accord ne yoon bi ñu leen dugal dafa coroxaan ñu jël nguur gi jox ko ñu ko mën a yor loxo yu set yu ko mën a yor ñu yor ko bu boobaa nag la ñu koy defar waxu ñun géntuñu de. ok géntuñu dañuy liggéey. nguur gi sori na nañ wax ci local yi. waaw. pare ngeen ci est-ce que xanaa bala nga naan am ne fa bala ngay wax nguur au moins bala ngay dem ci comment dirais-je encore. bala ngay dem ci pouvoir centralisé bi nga dem ci décentralisé bi d'abord. waaw xam nga local yi sori na. xam nga local yi ñun dañuy participer li ma la wax ci élection rek dinañu participer ci local yi yëpp élection bu fi am dinañ ci bokk ci nii mbaa naa. d'accord te sunu évolution population bi moom moo koy servir. fii réew mi toll laa la ne. ci sooxe ak ci ñàkk jubal ci réew mi. loolu moo ma jaaxal man te loolu laa pointé du doigt. aujourd'hui réew moo xam ne bii mais pour nga am transparence mais amu fi ci benn secteur chaque jour nga gis benn scandale bu bees. mais loolu moom moo ma jaaxal moo tax ma ne est-ce que lii mën na jëm kër. bu ñii di gas ñii di suul ñii di taxalee pour am lu ñu dundee ñii dajale xaalis boo xam ne bii di bajantu mais loolu moo fi am Sénégal. mais loolu mooy waxu dëgg Sénégalais dañu leen war a wax dëgg. d'accord mais aussi ñu d'accord ne du fi guléet. du man rek. waaw mais aussi ñu d'accord. du man rek bokkuma ci. non ñu daal bilan bi ñu def. bokkoon nga ci gouvernement boo xam ni. lañ leen mosuma bokk ci gouvernement non d'accord mais ak lu mën a am. nekkoon nga ak koo xam ni. ma ne. non Boubacar aussi bul raxasoo noonu ci Karim Wade. Karim Wade ngay wax. mais moom laay wax ak gouvernement. ma ne la Karim Wade. bu raxasoo noonu ci Karim Wade. xam nga aussi. ok dafa am question yoo xam ne yi. dafa am importance trop. man def naa presque 37 ans ci administration. 37 ans bi ma commencé liggéey ak léegi. Karim Wade ñetti at la ñu liggéeyandoo. bi may nekk directeur général douane di réorganiser douane. di defar économie douane sénégalaise di organiser tout le système buy fonctionner ba léegi boobu xamuma Karim Wade man suma carrière duñu ko résumer ci loolu. bi may nekk inspecteur général d'État boobu xawma Karim Wade bi ñu may soxla may liggéeyal ay réew di redresser seen schéma di leen defal ay structuration de financement xawma Karim Wade. ma nekk inspecteur général d'État di liggéey nekk avocat Paris. sama réew soxla ma
ne ma dañ la soxla parce que dafa am ministère bu mag bu ñuy taxawal. ma tëj sama cabinet ñëw liggéeyal sama réew ñetti at gàcce ngaalaama def fi li ma war a def dama ci sant yàlla. d'accord man loolu du gàcce ci man. d'accord gouvernement nag mooy kuy jël décision politique. léegi nag casquette boobu nga doon wax. casquette wu haut fonctionnaire moom laa yaakaar ne doyatul pour ci sama contribution ci réew mi. moo tax ma jël casquette wu. ok. homme politique bu am ay propositions politiques. mais c'est important ñu aborder ko parce que parfois aussi. dafa am propos yoo xam ni da nga ko wax te rétroviseur bi aussi nekk fi il faut ñu gis ni. am na benn moment liggéey nga ak gouvernement ak fierté. voilà d'accord man maa liggéey ak Karim Wade nekk secrétaire général ministère am ak fierté. ok mu won ma compétence. ci liggéey ak sérieux ci liggéey. loolu moom laa wax toujours. mais loolu topp na la sax ba ci élection yu mujj yi jàppoon nañ ni candidat Karim Wade. mais xam nga léegi leer na non toppoon na la loolu. waaw mais xam nga léegi leer na sa diggante ak moom. parce que bi may mi ngi lay topp ba léegi sax. jàppaloo ni nit ñi ngi parce que man awma accord politique ak moom la preuve bi may def sama politique ànduma ak moom. ok te bés bu yàlla dogalee ma war a am ak moom accord politique ni may wax rek lu ñu fentandoo rek mën naa ci ànd man du ma dogmatique. donc loolu c'était une campagne du gouvernement pour discréditer sama candidature mais loolu passé na. dañu am gan. gis nga ganu technopolitique yi ma lay wax nii. ñi nga xam ne dañuy politique xam loo xam ne lii mooy doxal réew ñu am ko ñeme seen point de vue loolu moo am. sénégalais loolu la ñu soxla technopolitique yooyu est-ce que yaakaar nga sénégalais yi moom la ñu soxla est-ce que sénégalais yi soxlawuñu koo xam ni dafay nekk ak ñoom social nekk politicien ñu xam bu ñu amee jafe-jafe ñu gis leen. yaakaar nga ne nekkuñu ci loolu. non technopolitique lan nga ci bëgg a wax. mais technopolitique mooy juste plus-value bi nga am mooy ci wàllu compétence su xam état c'est tout ça ne veut pas dire que nekkuloo ci société bi man quartier populaire laa dëkk Grand Yoff yaroo fa xam dëkk fa nekk ci ASC yi nekk booy Grand Yoff comme ñëpp ma nekk ci biir société bi xam li ñuy dund matin midi soir awa loolu de bu la karawaat bi nax de donc côté boobu moom su ma nee technopolitique mooy le volet technique doo def politique bu amul proposition mais am na ñoo xam ne boo doon joxoon réew mi tey du ñu xam fu ñu commencé loolu la ñu bañ sénégalais waratuñu jox réew parce que affaire réew du caaxaan waratuñu jox réew koo xam ne kii boo ko joxee doo xam fu muy commencé. mais xoolal li ñu dal actuellement. mais nag il faut être démocrate aussi bul ni waratuñu jox. bàyyi leen ñu jox ku leen neex. ma ne man non bàyyi leen ñu jox ku leen doy. du man maa leen di bàyyi ñu jox. dama leen man sama devoir lay def. dem ci xel yi wax leen réew naka la mun a fonctionner. ok man espoir bi ma am gëm ko mooy Sénégal mun nañ ko defar. mën nañu am xaalis ku la ne Sénégal amul xaalis dalay nax. xaalis baa ngi fi ressources yaa ngi fi boroom xam-xam yaa ngi fi nekk fii nekk bitim réew boroom xam-xam yi nekk bitim réew yëpp li ñu xalaat mooy dellu su Sénégal pour indi seen xam-xam mais conditions yi ñu fiy dellusee moom la ñu amul. d'accord donc aujourd'hui ñun amuñu problème boobu. mais fi xam nga lu ne kët lu ne jonn moo koy faj mbas mi dañuy kët est-ce que jàppaloon dem lebi xaalis rek ñu jox la moo ko mën a saafara wala amoon nga beneen solution yow bu doon yow bu gën a gaaw boo xam dina génne xaalis te doo ko leb. non xam nga mbas mi du question génne xaalis 33 mesures yi ñu génnee. dañu ne mbas mi ñëw na. xam nga feebar bu ñëwee da nga koy arrêté chaîne transmission maladie bi ngay kase mais ñun au début bi muy ñëw vraiment li ñu jëloon comme schéma baax na nañu fexe ba arrêté ko par exemple xam nga léegi yomb na parce que dem nañu ba ci gannaaw ba amul affolement amul stress mën nga def rétrospective nga xool ko mbas mi commencé na am ñu jaaroon ci aéroport bi ñëw ci Sénégal pendant 3 mois. mais doo def dépistage doo leen retrouver li nga ci mën a retrouver même boo retrouver 70% bu dee aéroport chaque guddi 1500 personnes ñëw ah pendant un mois ça fait 30 000 personnes pendant 2 mois ça fait 60 000 personnes 60 000 personnes boo jëlee 70% yi testé la rek di nga xam fu maladie bi nekk di nga xam ñi ko yor fu ñu nekk déjà ñooñu nga identifier leen confiner leen. mais kan moo la defuñu ko loolu. non defuñu ko non yow tamit man ma fekkee lépp fii defuñu ko li ñu def dañu xaar ñu jël mesure bi ñu nee ba mesure yi ko affaire yi commencé at avancé ñu am benn cas wu décès ñu ne nañu fermer frontières yi mais dépistage bi ñu koy def par 150 lañ doon def booy def par 150 doo xam dépistage bi fu mu nekk aujourd'hui au moment où on parle personne ne peut te dire avec certitude que maladie bi ampleur bi la am. te aujourd'hui ñu ngi ci explosion cas communautaire yi moo tax ma ne il faut ñu def évaluation. bu ñu defee évaluation mbas mi moom kenn du ko politiquer wax dëgg yàlla moo taxoon ñun bi mbas mi amee defuñu affaire politique mais bi 11 mai jotee nag ba président na ñëw na léegi
lu waaye xam na def. bu boobaa nag dafa am benn situation bu exceptionnelle bu am. et suñu devoir mooy mu wax ko. léegi moom li mu war a def mooy mu jël responsabilité am ni mu war a jël responsabilité am ci wàllu économie noonu la waree jël responsabilité am ci wàllu santé. noonu la war a jël responsabilité am ci wàllu entreprise yi nga xam ne ñu ngi daanu. ak ci ménage yi. donc aujourd'hui man loolu rek laa wax. waxuma leneen. d'accord léegi Boubacar naka nga gisee calendrier républicain bi jaxasoo bi nga xam ne am na ko ci tey élection yi nekk suñu kanam kenn xamul kañ la tey même bu ngeen koy waajal du ngeen xam nu ngeen koy préparer ban xalaat nga am ci loolu. ñun loolu wax nañ ko ci suñu tumbi 19 bi am na mesure boo xam ne dañ ciy wax affaire élection yi dañ ne mbas mi warul nekk une occasion pour bañ a def élection. élection yi problème bi mooy affaire fichier bi ñu ne fichier bi dañ ko war a auditer parce que c'est pas fiable ñëpp d'accord ci ñu commencé ko mu tardé ñu def terme de référence Union européenne war ko financer ñu nekk fa di réunion ba mu tardé far mbas bi ñëw ñun li ñu proposé mooy il faut revenir au code électoral de 2012 mesures yi ñu ci teg yëpp pour yàq dispositif électoral bi ñu delloo ko benn ci fichier bi ñu sukkandiku ci constitution bi ne ku am 18 ans révolu tu es sur la liste électorale. xam nga liste bi day gonflé. ñu ne nag nañu def campagne radiation comme élection c'est pas obligatoire ku bëggul voter nga dem préfecture ñu baare la. dinañ am fichier ñu def élection bi ci fichier boobu loolu soxlawul xaar loolu mën nañ ko defar ñu maintenir datu 21 bu fekkee mën nañ ko ci régler. mais loolu dialogue politique bi moo koy valider. waaw mais tu sais du question dialogue politique bi tardé na ba pare ñu ngi waat réunion waat nañu dem yendu waxtaan non il faut changer d'option il faut que l'État prenne ses responsabilités. loolu ci mooy li ma la wax rek changer le fichier liñ ci yàqoon yépp ñoom ñoo ko yàqoon 2012 code bi leen élire dara nekku ci liñ ci dugal yépp ñoom ñoo ko ci dugal ñu delloo ci liñ ci dugaloon. boo ci delloo liñ ci dugaloon ba pare mu des fichier bi. nga jël fichier bi oublier ko jël ko fële yóbbu ko à la poubelle. nga ne fichier bu bees la ñu am. loolu boo ci liggéeyee 1 mois am nga fichier bu baax ñu dem élection. d'accord ñépp xam nu ñu koy defee législative même chose ñu am élection transparente calendrier bi ñu respecté ko. ñàkk respecté calendrier dafa baaxul ci réew. te élection dafa am condition yoo xam ne boo ko defee yow gis nga situation yi am ci dëkk yi. gis nga récemment Mali. def nañu élection ba pare ba proclamer résultat ba am majorité mais terewul population bi ñoom ñoo génn aujourd'hui quelles que soient les conditions yi ñu génne. d'accord ana majorité ba. d'accord léegi ci foofu sax la ñuy des ndax abordé nga ko mu nekk loo xam ni lu am solo la ñu taxaw ci ndax ñaare lu wokk Mali mën na xuri Sénégal mais taxawaay bi ci CEDEAO taxaw. certes ñi ngi wax délégation CEDEAO bu fa war a dem ndax jàpp nga ni lu jiitu loolu itam demoon nañu fa ban gis-gis nga am ci taxawaayu CEDEAO ci crise yi nga xam ni dafay am ci réew yi nekk ci seen biir CEDEAO. xam nga crise li ci gën. mooy nga fexe mu bañ a am nga prévenir te pour prévenir crise day fekk ñëpp am volonté prévenir crise mais bu fekkee da nga gis lu ñëpp bokk nga ñëw aakimoo ko def ci lu la neex. il faut crise am parce que nit ñi bu ñu amatul ay conditions régulières de contestation mel ni fi nga wax muy Mali looloo fa am pour yow. oui justement conditions régulières de contestation bu ko nit ñi amatul. élection bi nga xam ne ci la ñuy élire nit ñi ñu ne kii ñooy représenter peuple bu ñu demee ba mu am ci ay yenn contestation nit ñi dootuñu gëmati institution yi boo xoolee ñoom ni ñu bi ñu manifester fan la ñu jëm assemblée la ñu jëm dem lakk ko. donc ça veut dire que gëmatuñu symbole boobu. mais nag tout sauf coup d'état aussi. non ñun on est contre. non Mali laa wax. Mali loolu laa la expliqué partout quel que soit le pays ñun li dal Mali ñaanaluñ ko Sénégal. ñaanaluñ ko benn réew. parce que bëgg nañu képp ku jóge ci réew nga jóge fa jóge win bu rafet comme Sénégal ñi fi mos a nekk président yëpp jóge bu rafet lañ fiy jóge ñun tamit li ñuy ñaanal Macky Sall mu jóge fi jóge bu rafet. mais jóge bu rafet yaa koy liggéey. mais bu dee da nga war a da ngay yóotu loo warul yóotu wala nga ne naa fexe nu ma fi amee wala naa ut ku ma fiy teg wala yooyu boo ko defee loolu ci fekk yow la. boobu nag kii day CEDEAO yëpp dañuy réunion rek topp ci daw bu ñu ñëwee réunion mais du ñu mun am solution donc dañu war a def ay normes yoo xam ne yi ñit ñi dañuy respecter démocratie parce que population bu ñu amul fu ñu génnee seen mer rek dañ koy génne ci mbedd bi. donc loolu moo ñu dal. ci communiqué bi ci France def est-ce que mën nañ ko